asalaamaaleykum wa rahmatullah Mously Immo Sénégal ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar te di leen dalal ci seen émission bi di ëttu immobilier di daw fii ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal. tey nag dañoo bëggoon waxtaanaat ak yéen te waxtaan yu am solo maanaam mais nag tey balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dafa am kenn ku ñu bindoon keroog di ñuy laaj ndax exonération mën nga ko am sans pour autant nga am certificat de conformité. waaw loolu mën na nekk mais si ay conditions la parce que du benn doomu aadama rek mooy jug rek ne pour nañ dem baal ko impôt wala dara non mais tey bu fekkee benn entreprise la wala benn entreprise boo xam ne day créer 20 à 50 personnes wa ilaa benn promoteur immobilier boo xamante ni dafa bëgg a def ay logement social ñooñu état bi mën na leen defal ay exonération mais maanaam du si impôt yëpp lañ leen di baal parce que bu ngeen xoolee tamit impôt maanaam moo yor koom-koomu réew mi parce que loolu aussi dafa am solo pour ñu leeral ko ñi nga xamante ni tamit ñooñu posé question yi ak ñi ñuy seetaan maanaam du man benn Mously muy ñëw tey rek ne bind état bi rek ne dafa bëgg ñu baal ko impôt wala dara sans pour autant mu am yenn investir yi mu investir ci yenn domaines yi maanaam ci mbirum créer emploi wala mu créer loo xamante ni maanaam nit ñi maanaam population bi dinañ si gis seen bopp bu ko defee loolu état bi mën na la jàppale defal la ay exonération. beneen bi si topp mooy mbirum pôle bi keroog waxoon nañ ko mu féetee côté mais am na ñu ma woowaat ak si ay benn commentaire boo xam ne kenn ku ñuy wax Modou ak Fatou voilà kooku aussi te c'est normal ñu tontu ko parce que dafa ne lépp bokk na si pôle bi ne tout waaw d'accord kooku nangu nañ ko loolu moom kenn du ko werante mais dafa am loo xamante ni aussi comme li ma leen wax keroog dafa am loo xam ne loi la du ñu protéger fii mooy 64 46 te bu njëkk Lac Rose mu ngi bokkoon si communauté rurale bu Sangalkam loolu aussi dafa am importance pour ñu def ko loi 64 46 ñu xool naka la ñu diviser woon pàcc yi ci suuf mu nekkoon zone classée zone urbaine ak zone terroir zone classée yi xam ngeen ko zone urbain yi mooy fi ñu dëkkee mooy réewu taax mu am zone terroir ñi nga xamante ni maanaam kawgal mu am wàllu habitation ak ñoo xamante ni baykat yi ak sàmmkat yi fañ leen joxoon parce que bu leen fàtte ni loi bi reconnaître na te bu njëkk dafa amoon mooy droit de feu maanaam da ngay taal foo xamante ni foofu nga xamante ni fu mu dem ba tàkk-tàkk bi yem fa yaa ko moom ak fi nga xamante ne dañ fa doon dem gàcc mooy droit de hache loolu aussi loi bi da ko reconnaître mu amoon ci article 7 ak 8 ci loi 64 46 ba léegi ñi nga xamante ne dafa ne baykat yi ak sàmmkat yi fi nga xamante ni ñoom ñoo ko lañ leen jox ñoom buñ fi amee ren tey astuut déwén ñu amaat ci astuut mën nañ def foofu seen développement d'économie déglu leen bu baax li may wax communauté rurale boobu noonu parce que bu njëkk dañ doon liggéey en base de communauté rurale parce que lii ma wax nii léegi ci mbirum baykat yi ak sàmmkat yi suuf yi lañ leen joxoon looloo sababoon ñu jëloon suuf yi ci lamaan ñu jox leen ko en base de communauté rurale bu njëkk lañ doon liggéey ak acte 3 bi ba mu ñëwee dañ doon liggéey ci en base de commune mais teewul ba léegi loi baa ngi foofu léegi nag ñi nga xamante ne dañuy ne Lac Rose ku fa jënd da ngay yàq sa xaalis ku ko wax xamoo li ngay wax wa ilaa waxoo dëgg parce que mënuñu am ñoo xamante autorisation de lotir la ñu am ñu jox leen autorisation te état bay leen ko jox nga ne ku fa jënd ñàkk nga sa xaalis loolu waxu loolu am ñaar mooy ASER nga xamante électrification rurale moom nga xamante ne ndawlu état la état moo koy autorisé muy def yenn yi fa nga xamante ni dem nañ dugal fa courant ak ndox te mu nekk ay village xam nga ak ni croissance urbain bi di màggee village yi day dem ba day tafu ci biir ville yi parce que nit ñi aussi dañuy màgg léegi nga xamante ni souvent pôle fa muy am maanaam day nekk foo xamante ni du laal village yi te du laal extension yi parce que village yi dafa am ay réalité loolu aussi dafa am solo ñu leeral ko ñoo xamante ni yor nañu seen tool plus de 100 et quelques années te loi protégé leen nga ñëw tey nga ne non ku jënd foofu da ngay yàq sa xaalis or que li ngay wax xamoo ko wa ilaa amoo information yu leer benn pas daf ma interpellé ñi ma woo ñëpp boobu moo gën a daw sama yaram ne Sénégal ñoom dafa mel ni ay doxandeem nañ parce que dañoo jëndoon seen terrain 2009 ci nguuru Abdoulaye Wade mais léegi ñu ngi wax waxu pôle ma ne ko papa man fi ma dëkk nga xamante ni Kër Massar sax am na pôle gis nga 1451 bii ñuy coow nga xamante ni dem na ba nga xamante ni laal na côté ba Niakoulrab si Niakoulrab boobu dafa am ay village am ay extension
boo xoolee état bi li tax mu exproprié woon famille boobu 1451 nekk titre foncier ñu jël Jaxaay ak HLM te HLM nekk société privée de droit public nga xamante ni état bi moo leen ko joxoon ak Jaxaay fépp foo gis mooy Bambilor ba si Diacksao foofu am na pôle Ndar foo dem am na pôle loolu aussi dafa am solo te pôle yi dafa am ay différence jar nañu leeral ko muy Sébikotane pôle industriel la ñoo nekkoon fii Yaraax léegi dëkk bi ni muy màggee boo xoolee zone boobu la mu am pôle touristique nga xamante ne ay zone Mbour zone Lac Rose ak yeneen pôle touristique la mu am nag pôle administratif nekk Diamniadio moo tax Diamniadio bu ñu ko méngaleeg pôle Lac Rose parce que Lac Rose dafa am ay réalité depuis démb lu yàgg la seen chef de village bi li koy firndeel am na 117 ans loi moo leen protégé mooy 64-46 loolu dafa am solo pour ñu leeral ko mooy sànq li ma leen wax. léegi nag ñi nga xamante ni dañu lotissé si nga xamante dafa jege lac bi nga xamante ni amuñu droit de lotir amuñu dara ñooñu ku fa dem jënd ji yaa tooñ sa bopp te loolu c'est de l'arnaque dafa am solo ñu leeral ko ak ñi nga xamante ni mooy zone pionnière ku fa lotissé aussi boo fa jëndee yaa tooñ sa bopp parce que loolu état bi daf ko voté 64-46 ba léegi si la bokk waaye nag li nga xamante ni nag mooy ñi nga xamante ni mooy zone habitat ya ñu voté woon ak fa ñu joxoon baykat yi ak sàmmkat yi te bu njëkk ñu doon liggéey en base de monde rural te monde rural amatul teewul loi baa ngi fa loolu nag gars yi dama bëgg mu leer moo tax dégg naa benn commentaire Modou ak Fatou mi doon wax ne lépp mu ngi si biir pôle bi effectivement lépp mu ngi si biir pôle bi mais pôle yi boo xoolee souvent village yi da ngay xool quai de pêche bi nekk Kayar tali bi ba mu fa bëggee jaar si village bi laalu ko parce que village yi dañuy am démb loolu aussi dafa am solo moo tax su ma déggee ñenn ñi di wax naan non suuf si lépp état ko moom état lu mu soxla moom d'accord li état soxla mën na ko jël mais si kaw ay conditions bu leen fàtte ni suuf si état bi moomul lépp droit privé particulier dafa am comme mooy man ak yow mais c'est droit de public mbedd meeg jéeri jéeg lépp ñun ñoo ko bokk ak domaine privé de l'état nga xamante ni état bi la domaine national nga xam suufu askan la domaine privé particulier comme ni ma leen ko waxee man ak yow mais seetaan ñoo ko moom ak domaine public nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk domaine privé particulier sama classe gi mën na si am titre foncier moom moomal ko sama bopp wala société wala keneen ak keneen boo xamante ni c'est privé bu ñu lëndamal xelu nit moo tax paa bi moo woo sànq ne këram terrain 4 terrain la jëndoon te sous-préfet moo ko signé ak maire ma ne ko papa mun a mën a ma ne ko sous-préfet moo ko signé jàppal ni président Senghor moo ko signé jàppal ni président Abdou Diouf moo ko signé jàppal ni président Abdoulaye Wade moo ko signé jàppal ni président Macky Sall moo ko signé parce que continuité la te sous-préfet mooy représentant wu état loolu moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko fa mu toog lam fa def état la ko defal lam fa def président de la république la ko defal maire bi nag moo fi nekk askan wi loolu dafa jot ñu leeral ko am na ñoo xamante ni ndeysaan ñu ngi seeni ñu ngi commencé plus parce que ba ñu déggee Lac Rose pôle urbain la pôle urbain moom am na fépp foo gis Kër Massar ak Diamaguène ak foo gis pôle urbain am na fa mooy hôpitaux yi écoles yi nangam ak nangam mais pôle Diamniadio pôle administratif la buñ ko méngale pôle Lac Rose pôle Diamniadio encore une fois foofu ay guya fa nekkoon kenn occupé wu ko pôle Lac Rose nag bokkul wax naa leen ko dafa am démb mu am ay villages yu ko wër boo xoolee ba si Abdoulaye Wade la mu bëggoon def si renaissance bi lan moo tax laalu woon village yi waaye suuf yi nga xamante ni desoon na Wakaam te lébu yi moomoon ko dañoo dem ba am consensus pour mën fa def renaissance boobu ngeen di dégg defe naa yéen a ma ko gën a xam looloo tax dafa am solo pour ñu leeral ñun Mously Immo Sénégal ak ku mu mënti doon pare nañu pour jàkkaarloo yow leeral askan wi parce que dañu nangu tamit kuy lëndamal xelu askan wi encore une fois ñi amul droit de lotir waxuma seeni wax ku fa dem jënd yaa tooñ sa bopp ku dem jënd ci zone pionnière yaa tooñ sa bopp mais village yi ak extension yi moom loolu moom ñu am autorisation de lotir ay courant dugg fa muy ASER nga xamante électrification rurale ñoom ñoo ko fa dugal ñooñu promoteurs yi lotissé jënd seen terrain am seen këyit yu leer te état bi jox leen ko ñu tourné naa ku fa jënd yaay perte kooku ku la ko wax waxu la dëgg wa ilaa xamul lu muy wax wala amul yenn information yi looloo taxoon tey ñu ne vidéo bi dinañ leen ko defal parce que dañu sonn ñoo toog nii ñu ne ñu profité defal leen ko balaa ñuy dugg bureau 77 la numéro téléphone bi 887 25 13 77 887 25 13 képp ku ñu woo si débat pare nañu
pour waxtaan ak yow toog ak yow parce que tamit toog nii di yàq xelu nit ñi wala di wax loo xam ne maîtriser wu ko dafa yomb trop waaye ñun pare nañu pour ubbeeku pour waxtaan pour xamal population bi li ñu xamul woon. keroog waxoon naa leen ko dafa am loo xamante ni décret la pôle bi c'est récent 2016 la 3 ans la ñu defoon durée décret bi renouvelable 2 fois 6 mois ba mu jeexee caduc na léegi nag li si kanam nag rawu li bët ñun nag Mously Immo Sénégal pare nañu pour lépp bu leen fàtte aussi di abonné ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal di partager vidéo yi di def seeni commentaire lépp lu ngeen gis moo xam lu positif lu négatif rek mën ngeen ñu ko bind parce que ay nit lañu rek yu ñu juum kon du ñu def lu dul jox leen dig daje ba beneen yoon ak yeneen vidéo jaa ngeen jëf